rebonjour chers téléspectateurs jaajëfal nañ leen heure bu baax bi gannaaw journal bi jaajëfal bu baax Cheikh Diop Diobène bi yaakamti na pare journal ba dem daal di waajal añ bi comme ni ko Diobène yëpp di defee actuellement nii la waaw damay tooñ sama kàll la quoi waaw Ndiaye Diop ak si ak ñeneen ñëwoon nañ fii semaine dernière ak image yooyu nga xam ne internautes yi initié woon nañ ko di wax ni loolu mooy Sénégal effectivement loolu mooy Sénégal kàllante yi tooñante yi ak diggante séeréer joola yooyu dafa nekk ci ñun te loolu dafa baax ci réew mi tooñante bi gis nañ fi d'ailleurs démb ñu ngi doon wax benn tweet bi nga xam ne def na buzz mooy bu Salimata Ly bi nga xamante ni d'ailleurs ci réseaux sociaux yi ñëpp a ko doon partagé mu raconté un peu histoire am wala expérience am boo xam ne am na ko ci benn kër gu mu duggoon di wut si jaada pour julli jàpp julli nekkati kër catholique la mu nekk tweet bi nga xamante ni wër na Sénégal wër na àddina di wax ni cohésion bi am ci diggante ñun ci ay diine mais surtout ci ay xeet ak yooyu Sénégal daal loolu lañ ko xamee te lu am solo la je pense que mën nañ indiwaat tweetu démb bi nga xamante ni depuis ci week-end bi ñu ngi koy partagé mu nekk lu am solo loo xamante ni internet yëpp ci doon ñëwaat te loolu dafa nekk lu am solo quoi ndaxte da ngay gis ni xam ne lii Sénégal rek la am te réew yu bari nag bëgg nañu am lu ni mel d'ailleurs loolu dafa xamul sax dimension boobu dafa nekk lu doy waar ba chaque jour ñëpp dañuy gën a fësal li nga xamante ne mooy cohésion bi ñuy dundee entre ay jullit mi ngi noonu Salimata Ly tweetam bi démb def na buzz ci week-end bi ñëpp di ko partagé ci réseaux sociaux yi lu am solo la loo xamante ni voilà Sénégal la mën nañ ko wax duñ ne Sénégal rek la am waaye bokk na ci rare pays yi ko am donc voilà lu am solo la te dëkk yu bari di ko rêvé lu am solo d'ailleurs am na beneen vidéo bu ñu beneen internaute démb bi ñuy wax ci tweet bi bu ñu beneen internaute partagé effectivement Abbé Jacques Seck miin ngeen ko ci ni mu nekkee abbé bu jàng alxuraan miin ko lool mën ko lool ba à chaque fois ay vidéo am dañ koy partagé d'ailleurs ci week-end bi ñu génn am na benn vidéo boo nga xamante ni ñëpp ko doon partagé ci réseaux sociaux yi ñu dégtal leen ko. ummatan wahidatan walakin fastabiqul khayrat pourquoi ilayhi marji'ukum jami'an alquran alkarim moo ko wax de su neexoon yàlla mu defi benn diine waaye moom la ne diine yu bari rawante leen ci jëf yu baax loolu am solo parce que yéen ñëpp ci moom ngeen jublu ilayhi marji'ukum jami'an waaye lii mooy tax nit ñi gën a ubbeeku gën a soppante sa diggante ku nekk fonk sa diine fonkal sa moromam sa diineem nga bàyyi ko diineem ñu bañ a saagante bañ a ŋañante lu jóge ca xeet ba diine su dee maay séeréer joola bi di suma jaam di suma buur Haalpulaar bi di ma la buñ ñu waxaat kalante bi c'est magnifique parce que xam nañu ca maam ya ñoo bokk woon Haalpulaar ak séeréer ak joola le séeréer est central dans ce pays. lakum ummatan waahida. macha allah gis ngeen ko Abbé Jacques Seck miin ngeen ko xam ngeen ko ci ni muy doxee diggante voilà jullit catholique yi mais lii répétition la wala lu ñuy génneewaat la rek ndaxte vidéo bi def na buzz ci week-end bi mais miin nañu Abbé Jacques Seck ci yii nga xamante ni mu maîtriser Coran bi ni mu maîtriser diine gi mais surtout di ci wax lu yàgg la nag ci Sénégal sànq rek ñu ngi may nettali que ni amoon na benn catholique bu tudde woon doom. maam Abdou Aziz Sy fii ci yoonu ci côté Demba Diop bi lu yàgg la suñu benn mag moom ko doon expliquer di wax ni ñu ñuy bàyyi xel ci émission yi bari na mag ñeek wax naa ko ak ndaw ñi mais surtout parfois bu ñuy wax ci yenn situation mag ñi ñëw woo ñu expliquer ñu ay anecdotes yoo xam ne lu am solo te dañ ciy jàng gën a ubbeeku ndaxte donte dañoo nekk ci xarala yu yees yi réseaux sociaux yeeg nouveaux médias yi waaye tamit di am toujours benn voilà retour en arrière à peu près wala un peu pour comprendre naka ci lan lañ doon dund te lu am solo la ba tey ngir ñu gën a mën a comprendre te loolu d'ailleurs dinañ ci am tey pàcc bu am solo ndaxte am na suñu benn yaay tamit bu ma wax wan benn image ne ma bii dama bëgg nga laaj ko xale yi ndaxte dafa mel ni léegi xale yi léegi miinatuñu yii mais dinaa ci ñëw ci kanam tuuti mais balaa boobu dañuy dellu ci image cachée bi ñoom ñëpp a ngi di fàttali nii ñëpp a ngi suivre actuellement wala ñu bari ñuy suivre actuellement ci suñu page Facebook actuellement en live ci suñu page Facebook bu télévision Futurs Médias ci réseaux sociaux yi surtout Facebook bi nga xam ne en live ngeen ñu am di jaajëfal bu baax équipe digitale bi gis ngeen commentaires yi jot nañu message yi seen proposition sujet yi nga xamante ni da ngay bëgg ñu koy waxtaanee di am na solo mais yu ci bari ñu ngi koy noté saa yu ñu amee temps rek nañ waxtaanee benn boo xamante ne dina leen soxal
yéen internautes yi soxal leen yéen mag ñi nga xam ne heure bi ñu ngi toog jàkkaarloog seen boolu añ wala di waajal di ñu bàyyi wala xel lu am solo la surtout ci bureau yi heure pause yi ñëpp ak ñuy suivre démb am na ku ñu envoyé benn commissariat je pense bu nekk Mbour wax ñu gars yi ni ñuy suivre li xew ci biir internet bi dafa xew ndaxte réseaux sociaux yi tax rek téléphone portable yeeg statut yeeg parfois dañ leen ci expliquer loo xamante ngeen ko mën a jàpp te surtout toujours ngeen ciy bàyyi wala xel ndaxte internet sécurité à 100% amul dañuy répété waat dara wóoru ci balaa ngaa def dara toujours da nga koy xam ndaxte lu am solo la ba loolu dina leen soxal yéen internet dañuy njëkkee ak image cachée bi nga xamante ni démb ba tey ñëpp a ci commentaire ku nekk naan sax d'ailleurs mën naa la wax photo bi fan lañ ko jëlee lii dinañ ci ñëw léegi ci kanam ndaxte mbirum localisation yeeg position yi ñii ngi envoyé ndax wóor na wala wóorul ci kanam seex nañu waxtaan wala jox nañ suñu téléphone benn spécialiste mu expliqué ñu lu am solo la mais surtout di wax ni localisation yi man de arrangé na ma tey ndaxte su may dem fenn rek damay envoyé nit ki wala kenn buy ñëw di ma seet si dama koy envoyé localisation mu ñëw du am benn problème. mais ndax wóor na ci kanam dinañ ci ñëw dañuy njëkkee ak rubrique bu njëkk bi nga xamante ni am na solo internet yi d'ailleurs ñoo ñu koy gën di proposer mooy image cachée bi passé bàyyi woon nañ fi benn image démb la woon boo xamante ni ñëpp a ko doon partagé ku nekk di ci commenter d'ailleurs choisir nañ kenn mu dem ci Djily ndaxte Djily mi sponsorisé rubrique bi dañ koy jël ma nga nekk rond-point cité kër góor gi daal di koy yóbbu ki ñuy choisir tey jii du ma leen wax kan la ñu choisir ci kanam tuuti lañ ci ñëw mais image baa ngi ne effectivement Balla Gaye 2 la le lion de Guédiawaye ñëpp daal di koy partagé ku ci nekk gisoon nañu image bi wala trouvé nañ ko internet yi muy Twitter di Facebook ba ci suñu chaîne YouTube bi gis naa ci guddi gi ñëpp dem di commenter wax naa ko émission li xew ci biir internet bi mooy seule émission boo xamante la avant la pendant ak après émission bi day continuer ba tey jii ñu mën a yebbi wala développer li nga xamante ne moom la ñu indil ci US mais Balla Gaye image Balla Gaye bi ñëpp a ko trouvé wala ñu ci bari trouvé nañ ko am na kenn ku ñu choisir d'ailleurs ne ko mu dem ci Djily CSB Djily di ko jaajëfal voilà Mor Sall mi ngi noonu Mor Sall moom lañ choisir ci commentaire Facebook yi trouvé na image bi daal di koy yóbbu ci Djily ma nga nekk rond-point cité kër góor gi numéro téléphone am moo nekk foofu Djily nag mooy benn boutique bi nga xamante ni bu Samsung bu ñu certifié waaw dafa authentique maanaam lépp lu ñu la jaay ci mbirum Samsung fii ci boutique bi mooy boutique bu authentique la maanaam c'est certifié Samsung ñoom ñooy représentant Samsung fii ci Sénégal bariwul nag sax yi ñu koy am ci dëkk Afrique yi wax naa ko ndaw la góorgóorlu na ba fexe nekk numéro 1 waaw lii représentant Samsung fii ci Sénégal lu am solo la moom Djily CSB ma nga nekk rond-point cité kër góor gi wax nañu Mor Sall moomu ñu choisir ci image cachée bi mu dem ci Djily ma nga nekk rond-point cité kër góor gi Djily lowam day dem photo wu envoyé ñun tamit ñu partagé photo bi comme ni ko suñu ki ñu choisiroon la dernière fois Marème Ndiaye je pense dafa yónnee woon kenn voilà démb dem na jëli loowam xam naa dëkkul woon Dakar mu xaar tuuti envoyé quelqu'un yóbbul ko jox ko carte d'identité am bi mu demee dafa photo wu partagé ñun tamit photo baa ngi noonu di ko jaajëfal ci kóolute gi mais surtout ñuy suivre li xew ci biir internet bi jaajëfal bu baax Djily CSB moom miy joxe loo yi ak ay téléphone portable yoo xam ne internet yi bëgg nañ ko fii jamono toll dafa méngoog li xew ci biir internet bi am na benn image bu bees El Hadj Malick wan leen voilà wax leen ñu kan moo nekk ci image boobu image cachée la kan moo nekk ci image bi ngeen envoyé ñu message commentaire yi continuer actuellement en live sur Facebook ñi ngi ci Facebook ci suñu plateforme yëpp ñi ngi ci réseaux sociaux yi ci suñu plateforme yëpp rawatina Facebook bi nga xam ne en live la di jaajëfal bu baax équipe digitale bu télévision Futur Média bi jàpp ci liggéey bi ba lépp yem ngeen mën ñu suivre en temps réel wax naa ko léegi téléphone télévision amatul toog ci kër ga am nga possibilité suñu smartphone yi nga yor télé ci poche voilà image baa ngi noonu hashtag bi sunu net la plus TFM muy Facebook Twitter wala Instagram ba ci sunu chaîne YouTube bu télévision Futur Média dem leen ngeen abonné ci chaîne bi ngeen di commenter ci questions yi mais surtout mën a suivre wala replay émission yi nga xam ne soxal na leen wala émission yi leen télévision Futur Média Miroir du Sénégal di proposer bés bu ne am na beneen image te nii la ñuy démarrer image yeeg yooyu ndànk-ndànk vidéo yi ba ñu ñëw ci lu gën a am solo ci kanam dinañ ci ñëw image bi nag suñu benn maire moo ñu ko envoyé nee ñu na xale yi wax lan moo nekk ci peñe yi li ci nekk lépp nga def listeel ñu ko mais xam naa bari na de est-ce que gars yi xam nañ ko ah du ma lim li ma ci xam bari na ndaxte doon naa foowee diggante marché syndicat yeneen marché yu mag yi di fow lii wala jàppale maire yi ci seen ndàmba yi bu ñu paree may ñu comprendre ngeen loolu xale yi 2000 est-ce que xam nañ ko
ci kanam dinañ ci ñëw commenter leen ci réseaux sociaux yi rawatina suñu page Facebook wala Twitter wala Instagram ba ci YouTube lan moo nekk ci peñe boobu yëpp ngeen limal leen ñu ko peut-être ñu tànn ci kenn yóbbu ko ci jili CSB ma nga nekk rond-point cité Kër Gorgui lu am solo la am na xam nga internet amul frontière donc li xew Sénégal ñëpp a koy partagé barki démb ñëw nañ fi ak yeneen nationalité ay ivoiriens ak yooyu dans Sénégalais li ñuy làkk wolof ci réseaux sociaux yi dafa bari am na beneen togolais bu nekk ci TikTok bi moom xam naa dafa mës a dund Sénégal mi ngi à peu près di tooñ naka la ñuy dundee wala naka la suñu apprenti car rapide yi di doxalee ñu dégte leen. Dans les cars rapides au Sénégal, il y a deux sortes d'apprentis. L'apprenti qui est gentil, qui respecte bien tout le monde, et l'apprenti indiscipliné. On va les imiter aujourd'hui. L'apprenti qui est gentil, comment il se comporte? Liberté 6 sur le castor, 6 sur le castor. Miss Podium, Liberté 6, bismillah. Yaï pour le podium, 6 sur le castor. Y'a Jeff Yaï, allez, bismillah. Père Podium, merci beaucoup Père. Maintenant l'apprenti qui est indiscipliné. 6 sur le castor, 6 sur le castor. Yaï pour le podium, 6 sur le castor. Allez, acha. Et Père Podium, acha. Tikanam passe, tikanam passe, tikanam passe. Miss, yaw lay wax, tikanam passe. Bul mo fonto dama lay. Eh yaay boy, témé bi ñaw na ré. Baaxul. Dans les cas rapides. voilà ci TikTok la ñu gisee vidéo bi daal di koy partagé internet yu bari proposé ñu ko wéy dafa rafet wax ni gis nga ñi dul sénégalais bu ñu ñëwee fii li ñuy dund dañuy dem di ko def ay challenge ci réseaux sociaux yi moom mi bari na lool ñu koy suivre ndax gis naa TikTok bi ñëpp di ko suivre ne dafa nekk lu am solo naka la suñu apprenti njaga njaay yi wala karapit yi di doxalee wax na ko yaru ak ki nga xamante ni gis na ni voilà yaruwul solo moom naka la ñuy partagé nekk na lu am solo jaajëfal internet bi ñuy ci taggee partagé ñu ko ci réseaux sociaux yi mook émission bi moo ànd moo tax à chaque fois dañuy seetlu image yi nga xam ne gis nañ ne dina leen soxal ci jamono ji wax naa ko heure bu baax bi la heure bi heure relax la heure kaf la heure ree la heure toog voilà digérer yenn affaires yi wala di waajal añ bi on a trop d'informations yoo xam ne dañ koy jot quoi surtout ci réseaux sociaux yeeg fépp donc heure bi dañuy relax woon leen information yi nga xam dina leen soxal mais surtout di leen sensibiliser lu am solo la naka la ñuy jëfee wala utiliser réseaux sociaux yeeg internet réseaux sociaux nag yëf yi dafa gaaw ba lu xew boo ko partagé ñëpp daal di koy partagé waat wala daal di joxe waat information bi mu nekk lu am solo rawatina moo tax ñu ci bari di am page Facebook di nekk ci compte réseaux sociaux yi rawatina Instagram Twitter ñëpp di partagé Coumba Gawlo moom gannaaw feebar bi nga xam daaneeloon na ko fi ba mu Sénégalais yëpp doon ko ñaanal démb def na ab publication maanaam joxe ab xibaar ci compte Instagram am bref ci compte réseaux sociaux muy Facebook ak feneen daal di partagé ne opéré nañ ko ci jàmm mu nekk loo xamante ni ñëpp ci gën ko ci ñaanal ndaxte sénégalais yëpp ñu ngi ko doon ñaanal ci feebaram bi ko daloon ci mbirum baat boobu nee na opération bi jaar na yoon ñu koy gën a ñaanal yàlla wér ak dal mu noppalu bu baax ba ñëwaat ci delluwaat ci liggéeyam di musique bi nga xam ne moom lañ ko xamee mu nekk koo xamante ni moom lañ duppee la diva la voix d'or moom Coumba Gawlo Seck am na yeneen xibaar yoo xam ne ci internet bi la ànd moo ko réseaux sociaux yeeg dañ koy partagé ba dafay soxal lool internet yi am na benn vidéo bu ñuy partagé diggante démb ak tey kii nag li tax ñuy partagé vidéo bi mooy Yankhoba Diattara monsieur Yankhoba Diattara di ministre télécommunication ak économie numérique dafa def benn vidéo ne dafa bloqué woon ci embouteillage bi Dakaaru démb bi la 6 bi embouteillage bu méttee fi amoon ñëpp yëg nañ ko mu wàcc jël ab moto daal di dem bureau mu nekk image boo xam ne internet yu partagé nañ ko ñu seetaanaloo ko.
On a besoin de ça. Absolument. On a besoin de ça. Voilà. Merci. voilà mu nekk monsieur Yankoba Diattara nekk ministre télécommunication et économie numérique ci ni mu demee bureau am lu baax la loolu day inspiré peut-être ñeneen ñoo xamante ne voilà day wax ni tamit parfois embouteillage bi metti lool te tar fii ci Ndakaaru voilà loolu beneen domaine la waaye moom mi nga xam ne ministre la mu joxe exemple bu am solo la internet yu bari di ko partagé mais parfois ay tooñ am ci moo ko réseaux sociaux ñoo ànd mais lii lu am solo la moo tax ñu gis ni war nañ ko mën a partagé ndoog ak téléspectateurs yeeg internet yi d'ailleurs ñoom ñi ngi réagir élagement li wanaat leen image yi nga xamante ni question yi nga xam moom lañ leen posé muy li ne ci peñe bi dafa mel ni soxal na ñu bari de ñëpp a ngi joxe lan ak lan la mais loolu baax na ngeen xool ko bu baax seen ay réaction nag ñu ngi koy gis en temps réel mi ngi noonu am ngeen possibilité commentaire gis na ñoo xamante ni moom déjà faussé nañu moom bu yàgg waaw xamewuñu ay bugguma lim daal am na ci benn bu xamante ni moom moo tax ñëpp di duñu trouver voilà moo tax ñëpp di faussé waaw mi ngi noonu internet yaa ngi nii di réagir en temps réel am na lu ci manqué am na lu manqué de wax nga dëgg gisuma ci new am na ci mais est-ce que gars yi nañ ko xam bon ñi ngi xaar seen commentaire yi wanaat leen image cachée bi parce que gis naa ci ñu naan Modou Lo Lac de Guiers bon xoolaat leen image bi bu baax après ngeen mën a am possibilité commentaire que hashtag bi di sunu net muy Facebook Twitter wala Instagram xoolaat leen ko bu baax ndax dafa mel ni gars yi seen bët yi dafa flou quoi wala añagoo leen wala boo leen añee ba pare it tamit naanagoo leen ataaya voilà xool leen image bu baax am ngeen possibilité commenter ñi ngi xaar seen ay commentaires ci réseaux sociaux yi wala ci suñu plateforme digitale yëpp muy Facebook Twitter wala Instagram wala ci suñu chaîne YouTube bi nga xamante ne actuellement nous sommes en live am ngeen possibilité même bu émission bi jeexee ngeen dem ci suñu chaîne YouTube bu télévision Futur Média daal di commentaire suba ñu ñëw joxaat leen wala ñu choisir ci kenn en temps réel gis nañ commentaires yi ñoom ñëpp ngi joxe seen dafa mel ni gars yi di leen soxal quoi question yii nii ku nekk di wax ni voilà moom fàttali na ko temps xam naa moo tax maire yi di ko laajte di jaajëfal bu baax maman Rokhaya mi ñu proposé loolu am na solo tey nag li ñuy waxtaanee mooy mbirum localisation na soxal na ñu bari man daf may arrangé parfois nga dem fenn doo fa xam ko ñi xaw a compliqué am nañu possibilité à travers nos smartphones jël à travers surtout WhatsApp daal di partager nit ki sa localisation mu nekk loo xamante ni astuce la simple na mais nekk na lu am solo pour ñi ko xamul localisation day tax nga retrouver nit ki ci fa mu nekk sans mu laajte la wala mu woo la téléphone ba sonn bu njëkk ba ñun dañ daan laajte naan diw xamoo fii ñu ne la da ngay dem ba ci pharmacie bee nga jàdd gauche droite ba yegg si ci kër gi donte ba loolu ba léegi am na mais am nañ possibilité à travers nos téléphones pour ñi comprendre waxuma ñi nga xamante ni voilà sont ay connecté lañu quoi ay geek lañu dañuy expliquer pour ñu comprendre suñu yaay yeeg suñu papa yi ñuy seetaan heure bi ñu comprendre bu baax lan mooy localisation day tax nga dem retrouver nit ki sans nga laajte mën nga ko fekk ba fi mu nekk loolu li koy waral nag seen téléphone portable yi mën na ci def liggéey bu am solo boo utiliser à travers WhatsApp moom da ngay dugg ci sa WhatsApp bi nga dem fichier utiliser fichier localisation am na ci mi ngeen comme ni ngeen koy gisee ci vidéo bi dina tax mag ñi comprendre après nga transférer données bi ci sa contact bi nga xamante ni moo tax moom nga bëgg a retrouver waaw dina la joxaale temps bi ba xam na dans 1 heure dans 30 minutes ou pas après joxaale la itinéraire bi mu nekk lu am solo itinéraire boobu nag ci nga mën nga ci sukkandiku ndaxte day waxaale di la orienter ba keroog fi nga jëm mais ba xam na ndax localisation bi am na sécurité dénk nañ suñu téléphone kii di Gérard Dacosta ingénieur la ci mbirum sécurité informatique ba xam na mbirum localisation yi wóor na wala wóorul ndaxte ñu bari dañuy xaw a ragal dañ naan la mbiri internet daal dara wóoru ci donc damay def ndànk lu am solo la nag waaye Gérard Dacosta mi ingénieur la en sécurité informatique mu jox nañu ci ay explications yoo xam ni war nañ ci mën a jëfandu ñu déglu ko. li ñuy woowee géolocalisation donc ñu bëri ràññee nañ ko fan yi si par exemple livreur yi xamante ni par exemple dañu bëgg xam fan nga nekk nga partager sa position maanaam yow fan nga nekk ñu toog yoon bi ba yegg si foofu noonu mais da ngay
ngeen war a xam que si internet lépp lu ñuy laal am na si lu baax am na si lu bon moo tax dañu war a comprendre naka lañ ko war a utiliser pour mun si am wàccuwaay donc géolocalisation dañu war a xam que soo jëlee par exemple si internet nga partagé pour nit ñi xam fan nga nekk am na ñoo xamante ne dañ ko utiliser pour def ñaawteef donc dinañ mën a xam yow fan ngay dem fan ngay fréquenter lan ak lan ngay def donc dinañ mën a suñu buggee def ñaawteef si yow dinañu xool par exemple yow sa itinéraire danañ ne par exemple kii par lundi day dem fii day ñëw fii day def lii donc loolu noonu da ngeen war a moytu si loolu noonu genre boo leen di partager su nekkee pour libre wala pour kenn da ngeen di partager mais après désactiver leen ko pour mën a aar seen bopp donc loolu la amoon pour wax ak yéen te nee nañ tamit que géolocalisation amul que lu bon parce que tamit dina mën a tax ku réer nga woon ko fu mu nekk entreprise yi tamit dañu mën a xam lan ngeen soxla loolu leen bëgg mooy lu ñuy woowee le profilage web donc comme ni nga koy waxee lépp lu ñuy utiliser si internet dañ si war a bàyyi xel xam que voilà nii lañ koy defee nii lañ ko war a bañ a def. voilà mu nekk monsieur Gérard Dacosta explication yi leer na mais surtout ñu moytu sécurité à 100% amul ci internet donc lépp lu ñuy def rek nañ ko xam localisation yi nag donte sécurité bi des na à 100% comme ni mu ko waxee waaye am na solo nag loolu moom nañ ko wax moom am na solo loo xamante ni vraiment mënuñu di daw insécurité wala di protéger wu ba parfois duñu mën a jëfandikoo yi nga xamante ni am na solo lool waaye donc lépp duñ koy jëfandikoo ñu def ci ndànk rek. ndaxte toujours il faut être prudent ak internet ak réseaux sociaux yi données yi moom fu ne lay jaar chaque jour ay France ak États-Unis ñu jot ay xibaar que ni ay données yu génn yu fuité fi muy jaar fu nekk dafay compliqué ba à la limite da nga naan est-ce que du ma sànni sama téléphone bi mais voilà modernité mënuñu ko refuser surtout ak nouveaux médias yi ñun nag miinuñu ko lool il faut wala miin nañ ko waaye tamit doxalin beeg yi ci làmboo yëpp duñ ko mën a comprendre moo tax dañ ciy def ndànk-ndànk lu ama solo la di jaajëfal bu baax Gérard Dacosta moom ingénieur en sécurité informatique la mais explication yi am na solo leneen li mooy action citoyenne ci émission bi la bokk nag mooy ay jëfin yu rafet yoo xamante ne ay ndaw baaxoo nañ di ko def ci seen quartier yi surtout temps yi ñi ngi doon laajte ci région yi ñëw nañ ci ak région de Fatick ñoom ñi ngi doon góorgóorlu bu baax di def ay setal rek ay action yoo xamante ni soxal na waa région boobu di Fatick bii nag dañoo jëm ba côté Louga la ma nga nekk benn village la bu tudd Mbayeen Thiasde moo nga nekk ci région de Louga depuis ay ndaw la yu dajaloo benn école boo xam ne ñu ngi ko créé depuis 1980 amul woon mur de clôture waaye ndaw ñi ñoo dajee cotiser seen ay 1000 francs 500 daal di defar ab mur boo xamante ni yokk nañ ko daal defar loo xamante ni vraiment seen ay rakk wala ay doom dinañ ci mën di jàng en toute sécurité mu nekk lu am solo loo xamante ni internet yi d'ailleurs ñoo ñu ci taggee wax nañ ko lépp loo ñuy def loo xam ne lu fës la lu am solo la ay action citoyenne mën ngeen ko partager ak hashtag bi sunu net ñun foo leen ko mënti defee dugal ko ci internet bi dinañ ko gis waaw internet dara du réer lépp am nañ possibilité seetaan ko wala xool ko vérifier ko ba mu leer lii nag lu am solo loo xamante ni war na mën a inspirer yeneen i ndaw yoo xamante ni ku ci nekk mi ngi ci sa zone wala ci sa koñ wala ci sa voilà quartier di xool naka lañ mën a def ba gën a defar quartier bi lii nag lu am solo la ndaw ñi bari na ci lool ay initiative yu am solo yu ñuy jël à travers internet via ay hashtag bari na ci ñëwoon nañ ci ak yeneen mais lii lu am solo la war na mën a inspirer yeneen i ndaw baax na loolu am na solo balaa ñoo jeexal ñu ñëwee ak image bi nga xam ne benn internet moo ñu ko partagé xam naa lii mi ngi nii dafa bëgg a tooñ jigéen ñi rek lu ma ci wax dafa bëgg a tooñ jigéen ñi image bii commenté leen ngeen joxe seen xalaat xam naa ñoom Maram Gisee ñi ngi ci ginnaaw ñii de sobu ñoom Bisu Njaay yi laak ñoom Maram Gisee ñi nekk ci ginnaaw kap def attan nañoo def nii wala lu raw lii d'ailleurs am na beneen vidéo boo xam ne mën nañu leen ko dégtal. jaral na leen lu raw lii dama leen di sànniwaale xeer tooñaale leen waaw téléphone portable fi ne kenn waratul kenn téléphone portable yee tax ku nekk ngi dund lii bon envoyé leen ñu seen ay vidéo commentaires yeeg ak hashtag bi sunu net muy Facebook Twitter wala Instagram on termine avec lii di xibaar bi nga xamante ni voilà dina leen soxal wala dina soxal Afrique bi yëpp mooy bis ni tey 7 avril 1994 la woon la amoon génocide du Rwanda ba fële ca Rwanda le 7 avril 1994 la woon ba le 17 juillet 1994 mu nekk loo xamante ne lu jege benn million doomu aadama ñàkk ci seen bakkan génocide boobu 27 ans après
ñu ngi koy fàttaliku guerre bi juddoon ci mbirum xeet waaw ay Hutu ak waa Tutsi yi fële ca Rwanda waaye 27 ans après Rwanda nekk na góorgóorlu nañu ba nekk référence ci Afrique via seen li ñuy liggéeyee ñoom waa Rwanda mu nekk lu am solo loo xamante ni moom lañ bëggoon jeexalee rappel la bokk na ci émission bi jaajëfal leen jaajëfal suñu maire yeeg suñu paa yi ñuy suivre mais surtout beaucoup de jeunes qui ñu suivent depuis les États-Unis di jaajëfal bu baax Amina Touré mag ñuy suivre fële ca États-Unis di jaajëfal sama gars yi ñëpp ñi nga xamante ne jot nañ message yi suba peut-être nañ def benn liste boo xam ne dañ leen di dédicacé jaajëfal leen jox leen dig daje ba suba lii nag image bu ñuy partagé effectivement ci réseaux sociaux yi mooy mbirum signature de contrat bi amoon ci diggante bi waroon am ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo démb queue de poisson la jeexee am mujjul woon am ndaxte ay xeex ak mbirum sécurité loolu la organisateur yi wax ba vidéo yu bari ñu ngi koy partagé agression tamit bari woon na fa nag ñu bari ñu ngi di partagé aussi seen ay vidéo wala ay image yoo xamante ni sécurité amoon na fa jafe-jafe dinañ ci ñëwaat peut-être suba mais en tout cas nekk na image yi nga xam moom la ñuy partagé ci réseaux sociaux yi jaajëfal leen jaajëfal équipe digitale bi ak réalisateur bi El Hadj Malick jox leen dig daje ba suba